asalaamaaleykum suñu mbokk yi di ñuy seetaan di leen xamal rek ni yéen a ngi seetaan seen télévision Diaspora 24 ci seen émission entretien avec tey ma nekk ak am ndaanaan nekk ak kenn ku xam ne yaakaar naa ni Sénégal namoon ko lool def fa jaloore gu rëy ci wàllu musique bi xam ni mi ngi ci kenn ku xam ni tey ay ab immigré la yàgg na lool Europe du ma leen wax kooku mooy kan dama bëgg rek balaa may tàmbaleeg moom jox leen élément bi ngeen seetaan xam kan lay waxal. Ajuma kay bara kay puso
kon nag mbokk yi ñoo ko seetaanandoo kooku mooy kan Jamil Thiam ndeysaan su ma nee Jamil Thiam xel yëpp dem ca dégg ji loo xam ne tojoon na Sénégal waaye Jamil nuyu nañ la waaye. Yamar maa ngi lay fay di am mbégte toog ak yow ndax ya tamit artiste bu mag nga macha allah ñu ngi lay dalal jàmm daal fii si Espagne nga fekk ma fii nga xam ne fi laa nekk tey muy Mataró waaw Jamil dafa yàgg gisuñu la ñëpp di wax fan la Jamil nekk mais Jamil fan nga nekkoon au juste. waaw man enfin xam nga dama teel a voyagé nag mais si entre voyage yi comme sama première sortie maa ngi ko defoon 91 ba 2000 dama doon dem di ñibbi di dem di ñibbi mais à ce moment maa ngi woon Gambie ba 95 nag si laa ñibbi Sénégal mais bu ma demee Sénégal comme dama doon liggéey ak yeneen artistes ba 2000 si laa décidé nag ma ñëw toog parce que dañuy wax ne Europe pour nga xam ko foog nga toog fi pour lijjanti yenn affaires yi daal donc moo tax ma toog fi 2000 mais damay dem Sénégal su ma demee Sénégal lu mu fekkee temps ça dépend si temps bi may am su fekkee dina ma permettre ma def benn affaire mais xam nga Sénégal ñun ñëpp xam nañ ñu ku fa toogul nekk ko fa gars yi di la suivre bis bu nekk am na yu bari yoo xam ne boo di nga ko def mais promotion bi mooy des mais man vraiment du may gëj Sénégal parce que li ma nekk fii yëpp def naa fi 3 produits yoo xam ne yëpp benn laa def fii yeneen ñaari Sénégal laa ko defee te bu si nekk am na si yoo xam ne amul promotion à 100% mais ñi nga xam ne ñoo ma jógee ak ñi nga xam ne ñooy samay fan si dëgg ñoom ñi ngi may gis daal. di leen fàttali rek ni Jamil Thiam rakku Assane Thiam la yéen a bokk ndey ak baay yaakaar naa ne Jamil. ñoo bokk papa. ay doomu baay la ñëw waaw sëñ Jamil yow lan moo la gën a poussé ci musique. waaw xam nga man wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñooy sama ay mbokk sax dëgg parce que man bi ma nekkee xale déjà dañ ma joxe woon noonu dama doon jàngal xuraan parce que sama papa taalibe Cheikh la tudde ma sëñ Moustapha Sy Jamil Fass yàlla def année bi ma joxee daara ci année boobu sax la génn àdduna ma nekk xale ma nekk ak suma sëriñ boobu góor gi Idrissa Fall ma koy ñaanal yàlla yokk leeram ci bàmmeelam bi yàlla defee nag bi ma demee bay am ay 14 ans yooyu 15 ans comme moom diggante Ndar ak Tëngéej ak Waalo la doon nekk sëriñ bi bon ak sama benn rakku papa Mat Cissé Thiam bon mais man bi ma ñëwee Dakar vraiment ñibbisiwaat ci suñu kër nekk xale gars yi bu ñuy tëggi sama grand yi ak sama tonton ma Mané Fall comme si këram laa nekkoon affaire bi daal don bi dugguma parce que si moment boobu doon naa jàng métier def naa soudure mais art bi ñëw dugguma vraiment jël lépp noonu laa duggee si musique 1981 quoi. ban mooy sa premier produit bi nga njëkk a def. sama premier produit mooy dégg ji te dégg ji balaa ma koy enregistré joué naa ko presque 5 ans parce que man enfin chef tambour major laa ba fi ma waxee yow chef tambour major laa maanaam ku moo si njënte wala takk wala fête bu mu mën doon dama am groupe dama ñëw animé comme ni ko artiste chef tambour major yi mag yëpp di defee. mais lu mu dugal si créer ay way wala ay taasu parce que entre 86 87 laa bàyyi groupe bi ma nekkoon bi nga xam ne moom laa mujj nekk ñoom ñoo ma jël Dakar yóbbu ma Gambie mais avant ñoom man demoon naa Gambie 82 ak benn groupe bu ñuy wax Libidor ak ñoom Grand Pape Fall bu Africando maam Koumba Lambaye Grand Pape Fall mais buñ fa demee def fa 1 an ñibbi ñëwaat fa 84. ñibbiwaat 85 bi am benn groupe bu tudd Libidor ñoom ñoo ma jël si Dakar yóbbu ma Gambie ma nekk ak ñoom 85 ba 86 vraiment ñu nekkoon si condition yi bien ñu logé ñu boo tëggee ñu fay la sa cachet ndekki añ reer ñoo ñu koy indil si kër gi ñu dalal mais si moment boobu comme ñun dañ doon jouer ay concert ay soirée jigéen ñi xam nga jigéen ñi toujours dañuy bëgg affaire percussion surtout tama ñoo ma doon éviter si seen ay xew yi ma dem ba des fois dañ may éviter xew groupe bi war a jouer ji léegi nag man maa war a tànn ma xalaat ni man comme nitu culture la nitu percussionniste la si loolu laa jógee naa bàyyi musique moderne suivre musique traditionnelle li moo tax ma bàyyi musique à fin 86 jàpp 87
créer sama groupe mu metti trop nag man kese may am samay programme di tëggi ak ñaari sabar ñetti sabar groupe bi dem ba nekk 14 personnes sama famille ñu bëri jógee Dakar ñëw fekk ma Gambie may joué 87 fin 87 encore sama benn jigéen bu tudd Fatou Ba organiser benn soirée sénégalaise si benn boîte bu ñuy wax Oasis si diggu Banjul ñu joué soirée bi ba mu jeex affaire bi fees del ñu organiser waat ko fa ñu dóoraat semaine bi si topp léegi ñu ni ma daal soo bëggee borom boîte bi mu ngi tuddoon Ali benn naar la mun naa la defal contrat ngi fi joué chaque àjjuma ma ne nag gars yi léegi waaw baax na trop ñuy joué rythme Sénégal parce que moom nañ ñu bëggee ba ñu ñëw fii mais man su ma sañoon ñu répété ñu créer ay affaires yu bees si laa commencé di créer ay tâches ak samay woyu bopp dégg ji moment boobu laa ko commencé créer ak yeneen morceaux yu mu àndal si sama premier album 8 titres yëpp di ko joué pendant 88 ba 91 décembre 91 si laa def sama premier voyage Scandinavie bi muy Suède Norvège ak Danemark bi tournée bi jeexee sama benn grand bu ñu Ousseynou Lawen Ndiaye yal na ko yàlla yërëm Gambien la ñëw seetaan sama benn soirée mun ma li ma lay ñaan mooy balaa ngay ñibbi Afrique li ma dégg nga joué ko na nga ko enregistré parce que li ngay def musique la percussion kese la mais ku toog di déglu nga xam ne yow li ngay def da nga ko liggéey texte yi baax na rythme bi baax na après si laa waxtaan ak artistes yi ma àndaloon ñu dem ñu enregistré ko muy sama premier album muy Dégg ji malgré amul woon clip mais dafa siiwoon Gambie siiw Sénégal d'ailleurs moom moo influencé ba 93 ay coombaay jénn rimbax papax sama grand bi Assane jénne maam affaire bi di law si yeneen artistes di law tey ba Sénégal jigéen ñee góor ñu bari dugg si loolu mais Dégg ji moo taal yoon boobu. mais Dégg ji lu tax Dégg ji. waaw Dégg ji xam nga dama ni wax leen si Dégg ji sooy maafe da ngay déggee si loxu mbalax da ngay déggee laaxu natari da ngay déggee parce que li taxoon mooy Gambie chaque ajjuma 99% ci Gambie maafe nañuy añee. tey sa ñëw Europe lan moo ko sabab. waaw li ko sabab mooy parce que nit moom comme ni ñu ko waxee rek fu sa wërsëg jeexul di nga fa ne parce que man bi may ñëw 2000 bi may ñëwaat pour ñëw pour toog wër na yàlla waajuma ko dama toog sama kër rek man waaw man sama passeport bari nay visa te dëkk bi Sénégal temps boobu tamit maa ngi Dakar affaire yu doxawul comme ni ma ko bëggee daal ma ne pourquoi pas ma ñëw boo xam ne damay ñëw toog fii defaat yeneen recherche gën a yaatal sama expérience ci wàllu musique ma xëy rek dem ambassade France déposé ñu may ma ñëw France ñëw Marseille dem Nice jóge Nice dugg Italie def naa fa 2 ans et demi bon noonu laa jógee Italie ñëw Espagne bi ma ñëw Espagne tamit waajuma ko xam nga boo nekkee immigré ne fii ku nekk da ngay jéem a fexe balaa ngay mën def dara nga am kayit mbirum kayit moom indoon Espagne ma ñëw fii ba yàlla def ni mu fi toogee mais man moment bi ma ñëw Espagne su fekkoon dama ñëw rek jot kayit yi bu gaaw damay dollaat Italie parce que Italie macha allah demoon naa ba taxaw fa benn groupe boo xam ne commencé woon na di am ay affaire waaw groupe bu yaakaaru woon quoi fële Torino mais li yàlla lay dogal rek moo tax ma toog Espagne. kon nag mbokk yi ba léegi yéen a ngi suivre seen télévision Diaspora 24 tey nag ñi nekk ak benn artiste sénégalais boo xam ne yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté ci kenn di Djamil Thiam kon nag balaa ñuy dellu si waat ci Djamil dañuy dem rek xooli benn élément benn sa concert kon nag mbokk yi nañu seetaan.
kon nag mbokk yi ñoo gisandoo élément boobu waaw Jamil élément bi fan nga ko defee. bi Amsterdam laa ko defee maag sama grand frère Pape Thiam moom mi ngi foofu vraiment muy concert boo xam ni ñu ngi ko defee ak waa ku ñuy wax suñu benn grand sénégalais association bu nekk foofu ñoom fa yóbbu woon ma jóge fii Espagne dem ji fa Hollande nag maa ngi fu jëkk dem 97 laa fa jëkk dem G Amsterdam G Utrecht non ba 2007 bi laa fa dalwaat mu nekkoon concert boo xam ne vraiment sénégalais yi nekk foofu ñoom ñoo ko organisé woon quoi waaw. kon nag mbokk yi rek ba léegi kii ñi dalal tey yaakaar naa ni yéen a ngi xam lu bari ci moom mu nekk lu am solo nekk artiste bu ñu ràññee mais tey su may wax art ak intégration la may tontu art ak intégration ci biir dëkku Europe. waaw difficile na mais ñun artistes percussionnistes yi wala instrumentistes ñi nga xam ne ñoo yore instrument traditionnel ñoo gën a am possibilité c'est-à-dire tubaab bi xam nga doo jógee Afrique ñëw di ko jàngal guitare doo jógee Afrique ñëw di ko jàngal clavier ah mais ñun ak tama wala sabar wala djembé wala kora wala xalam vraiment am nañu relation yu baax dañu am ay élèves di leen jàngal di dem si mairie yi si communes yi def ay workshop ñu ñu yóbbu ci ay école ñuy defal di jàngal xale yi di leen wan loo xam ne xale yi tubaab yi si école yi ay workshop yoo xam ne am na partout dans Europe dëkk boo dem ñuy jouer kora wala xalam wala djembé wala sabar ba tama loolu lu am la kon donc loolu ma si profité di wax ni dañu war a gën a fonk ñi nga xam ne ñooy instrumentistes yi nga xam ne dañoo yore instrument traditionnels yi parce que vraiment ñoom ñooy def vraiment le rôle de international le rôle de intégration entre Afrique et Europe ñooñu ñoo koy def parce que la preuve chaque année di nga gis ay tubaab yu bari yu jóge fii di dem Afrique ñu leen fa yóbbu mooy tamakat bi wala fecckat bi wala jémbekat bi wala kuy jouer kora wala kuy jouer xalam ñoo leen di jëli fii di leen fa yóbbu ñoom ñoo tax ñu leen di topp kon donc loolu intégration bu rëy la waaw. kon nag mu nekk intégration bu rëy ndax tam nit ki fépp fa munti nekk rek soit nga nekk comme ni mu ko waxee rek un instrumentiste traditionnel am loo xam ni mën nga ko indil tubaab bi loolu je crois c'est très important mooy jaay Sénégal mooy jaay der bu ñuul aussi mu nekk lu am solo tey jii quand même am ngay projet yu taxaw au niveau de l'Europe actuellement. waaw xam nga man def naa benn documentaire ci wàllu tama documentaire boo xam ne bii vraiment liggéey nañ ci liggéey bu rëy man ak suma famille yëpp suma papa yi ñu ngi ci sama papa Yamar Mathieu Thiam suma nijaay ma Mané Fall Assane Thiam ak ñu mel ni ñoom ba ci Balla Gaye numéro 1 parce que sama jarbaat la man sama mag la mais sama jarbaat la ndax ku ne tama ci wàllu làmb c'est waalo tama yi ak mbër yi ñoo doon ànd ñoo doon jox ñoo doon accompagner di leen jox safara di leen gunge ci événement yi bu mën doon documentaire boobu ñoom ñëpp ñu ngi ci biir te liggéey naa ci liggéey boo xam ni actuellement ni maa ngi lijjanti saa bu ne pour fii pour que mu daw ci télévision yi nga xam ni ñooy télévision yi nekk fii di dawal wàllu affaire documentaire yooyu su weesoo loolu tamit sama wàllu liggéey maa ngi liggéey vraiment ak ay nit ñoo xam ni pour wut ay promoteurs yoo xam ni vraiment li ñu bëgg wane dëgg-dëgg parce que fii tamit melul na comme Afrique xam nga tey Sénégal su ma xëyee mën naa jubal RTS wala ma jubal beneen télé ni man la diw kat nangam laa bëgg mais fii lu amul loolu. fii lu nekk dafa am fu muy jaar fii du artiste bu da nga daan tëb rek am ñi lay wane télé loolu amul fii waaw loolu Sénégal la yem. waaw génn tey rek benn affaire télé yëpp wane la wala ñu lay kii loolu amul fii da ngay dem ba nekk grand artiste parce que man membre la SGAI comme nga ni SESAM en France wala nga ni BSDA Sénégal man membre laa fii depuis 2005 auteur compositeur maa ngi samay document fu muy jouer damay remplir samay titres yi ma fa jouer te dañ ma koy fay kon li may def maa ngi koy teg ci yoon mais projet yi daal vraiment dëkk bi tamit dafa changé depuis ay années ci ginnaaw
comme lu ñuy wax mbiru crise bi programme yu bëri dafa wàññeeku festival yu bëri yi daan am amatul donc ñi ngi ñaan daal yooyu yëpp dollu si waat mais ñun daal ñu ngi liggéey waaw comme ni ma la ko waxee sànq si commencement bi man si wàllu musique tamit man tambour majeur laa dañ may soxla si ay xew man kese mën naa fa dem am fa sama wërsëg mais dama yor groupe tamit des fois dañ may soxla ak groupe bi ma dem jouer ji ak sama groupe ay concert yenn saa yi ma dem ak sama groupe dem tëggi benn ngénte wala benn takk xam nga. waaw tey Jamil ndax am nga ay projet de retour ndax tam comme niñ ko xamee rek tey ñëw nga am nga fi benn expérience benn capital d'expérience bu am solo par rapport à tout artiste musicien rawatina li ngay def moo di tama nga ñëw indi ko imposer ko ci tubaab yi imposer fi sabar mais quand même est-ce que am nga projet de retour projet boo xam ni dem teg ko Sénégal xale ndaw yi xam ne dugg nañ ci mbirum tama wala mbirum sabar wala mbirum par exemple affaire yu demee noonu est-ce que yow yaa ngi xalaat mën a organiser benn projet de retour xale yooyu tam am benn ouverture par rapport ak li ngay def. loolu yombul pourquoi yombul mooy que xam nga nit tamit toujours rek lay wax da nga ko teg ci base yoo xam ni day leer parce que macha allah tey. ñun lu ñu mën a yóbbu Sénégal tey mu nekk loo xam ni day nekk retour boo xam ne lu dëgër la dañuy jéemu lijjanti ay projet ay relation yu ñu am fii fexe ba am ñu collaborer yóbbu leen Sénégal ubbi fa ay affaires yoo xam ni même bu nekkul dans la musique yeneen projet am na si wàllu parce que man Waalo laa cosaanoo maa ngi Dakar mais Waalo laa cosaanoo tey ay projet yoo xam ne si wàllu agriculture xam nga yoo xam ne ña fa nekk dinañ si mën a jàppandiku man si liggéey wala projet boo xam ne tey fi mu dëkk tey muy wax naan Nimzaat Guédiawaye dina mën a jariñ commune bi foofu affaire yu mel noonu mais si wàllu musique booy xool côté tama parce que ñun boo xoolee suñu famille rek booy yi fa gën a ndaw sax ndaw ñi fa gën a nekk xaal tey ñoo nekk si groupe bi du G ñooñu macha allah ñu ngi tëgg lu neex ñu ngi kii ñun lu ñu mën def rek mooy tey comme ni ma la wax rek indi ay affaires yoo xam ne xëy na peut-être dinañu mën a accompagner que loolu quoi mais man dëgg-dëgg man si bu dee sama wàllu bopp man maa ngi am xalaat tamit que du yàgg que man sama bopp xëy na temps bi may def fii dina wàññeeku que ma nekk ak Sénégal parce que tamit comme ni nga ko waxee sànq toll nañ foo xam ne fii tey bu ñu toogee Sénégal liggéey tamit danañ fa mën a incarner ñun suñu niveau ak suñu xam-xam parce que xam nañ ñu ba pare mais day ñëw tegal leen leneen loo xam ni lu ñu jàng fii la parce que fii tamit boo amul xaalis it di nga am xam-xam. loolu moom lu wér la. soo amul xaalis di nga am xam-xam nekk loo xam ne lu am solo la mais tama mais tey il faut nga décrire ma tama ndax xam naa ne lu ndaw la mais làmmiñ wa rëy na lool lan mooy tama lan moo tax a jóg tama ak tey comme da ngaa bokk ci famille cosaan xëy na di ñu njëkk a wax fan la tama soxe ko. waaw fi ma la mën a wax daal fu tama soxe ko si Sénégal. ci Sénégal mooy Ndeer te Ndeer mi ngi ci biir Waalo xëy na am na yeneen dëkk comme si biir documentaire bi am na ñu si wax ni xëy na mi ngi jógee côté Nigéria dugg côté Sénégal comme ku nekk xam na ni Waalo mooy frontière Mauritanie duggee noonu mais lu wër boor mooy Ndeer d'ailleurs am na tama boo xam ne Ndeer la tudd mooy tama bi gën a ndaw Ndeer la tudd ñeenti façon tama moo am mooy mbàpp moo gën a mag après mu am bàll nga am Ndeer bàll am Ndeer tama bu jëkk li ko taxoon a jóg mooy da daan yee buur rek la daan yee te nu mu koy yeewee benn tëgg bu ñuy wax gajalde benn rythme bu ñuy wax gajalde bu ñu ko tëggee buur yeewu ñu dooloo tama bi fu mu nekkoon mais ci documentaire bi sama papa mi ngi expliqué ni li indi tëggu tama ba ñu koy tëgg créé ci ay rythme yu bare di tëgg ñi ñuy fecc ci taaxuraan la commencé ci feccu taaxuraan kon nga xam ne taaxuraan du yàgg la waaw mais tama instrument la boo xam ne bii tey bari na dëkk yu koy tëgg ci biir Sénégal mais Waalo la fekk baax ci biir Sénégal waaw ak fu mu mën a jóge xamuñ mais daal ci biir Sénégal moom Waalo la fekk baax te la preuve mooy que li si waalo yi créé kenn créé wu ko si li si waalo yi def kenn defu ko ci waaw
base bi deru bëy la woon mais tey dem na ba nekk tey foo mën a dem Sénégal ñëpp deru mbëtt nañuy foore te deru mbëtt waalo ñoo ko doon foore. da nga ma wax ni tama da doon yee buur. mais est-ce que mën nga ma ñamal. mimir ma tuuti rythme boobu ndax bëgg naa. waaw rythme Gadialdé. waaw tandang 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 loolu mooy rythme Gadialdé nañ koy wax bu buur yeewoo ñu delloo temps bi fu mu nekkoon. loolu rek mooy wane ni kon tama lu noble la lu am solo ci suñu culture la ndax même ci pecc nii saa yu tama ñëwee rek pecc ma soppeeku tey jii nag est-ce que am nay tubaab yoo xam ne jàngal nga leen ba ñuy tëgg tama. bien sûr man na yàgg naa am ay élèves yoo xam ne dama leen jàngal tama au niveau Italie Angleterre Hollande fii si Espagne xam nga fu ma dem bu ma joué des fois nga ñoo xam dañuy ñëw di la laaj jënd tama parce que li ma jaay si tama bari na am na benn boutique boo xam ne mi ngi woon Italie Torino musique del mondo la tuddoon mais bañ ma xamee man dañoo changé turu boutique bi tudd ko Tama del Mondo. mu nekk lu am solo. waaw tey Djamil su ma lay laaj tey sa relation ak artistes yi nekk Sénégal. waaw loolu dinaa si kontaan lool parce que dama fa am ay grands yu baax commencé ko ci Youssou Ndour parce que comme ni ma la wax sànq rek Youssou xam naa ko bu yàgg avant Gambie sax sama grand la ñoom dañ ma teel a xam teel ma bëgg. mais 91 avant may dem sama premier voyage décembre 91 avant may dem voyage boobu Youssou Ndour ñëw na Gambie joué fa invité ma hôtel bu ñax Badala ki ko moom di Laye Mbodj di xaritu Youssou Ndour ma dem fa ñu toog man ak moom ma dama am benn label bu ma ubbi bu tudd Jolool yi dama bëgg nga bokk ci artistes yi may produit parce que li ngay def jaar na yoon li ngay def neex na mooy li ma la wax sànq rek que ñoom bu ñu mësaan ñëw bu ñu joué samedi dimanche bi damay joué ci concert bi kon moom doon na ma seetaan gis na li may def ba mu boole maa ku ñuy wax Kabou Gueye ak rakam Ngone Ndour ma jóge Gambie dem ba Dakar boobu ñoom ñu ngi Castor mais li yàllay def ma dem voyage décembre 91 bi ma demee ma def sama premier album bi ma ko indee mu ñoom ñu déglaat ko ñu gën a kontaanati ma yàlla mësul dogal ñoom ñu produire ma mais Youssou vraiment grand la boo xam ni sama grand la fu mu mës a fekk ci Europe tamit bu ma gisee dana fexe ba ma yëg ci scène bi ma yëg Assane jox ma temps bi ma bëf loolu mu nekk loo xam ne koo wóoluwul wala koo gëmul professionnalisme am ku mel ni Youssou Ndour du la bàyyi ngay yëg ci scène am kon kooku vraiment sama grand la ku ma jox cër la daal si weesoo Youssou Ndour tamit ku mel ne Baaba Maal 93 dañoo daje Angleterre man ki ma yóbbu woon man mooy guide principal bu Island Music Gambien la ñu koy wax Jack Gomis mu ni ma Baaba Maal day def dernier concert am dama bëgg ñu ànd fa ma présenté la ko man boobu xam naa Baaba Maal nii rek mais miinuma ko ma ne ko d'accord ñuy dem ma yóbbu sama tama mais damay nuyu gars yi comme xamante naa musiciens yi ba concert bi commencé man dama jékki-jékki rek gars yi def ma signal fekk boobu maa ngi gis sama grand bàcc moo koy tëggal tama bi muy tëggee tama bu ndaw la comme man fu ma toll dama yore tama ñeenti façon tama yëpp laay yor ma jénne bi gën a nganda pour changer rythme bi mu jénnee ak tama boobu mooy mbàpp mooy bu gën a mag Baaba Maal dafa impressionné wu quoi parce que son bi ak micro yi xam nga foofu son yi du waaye dafa spécial quoi affaire bu nice daal concert bi dafa jox Baaba Maal ni maa ngi lay ñaan bu dee da ngay ñibbi Gambie avant fête de la musique loolu 93 la de dama la bëgg invité nga jóge Gambie ñëw Dakar ba pare dama lay invité Sorano sama anniversaire boobu Abdou Diouf demoon na ñu joué ma jóge Gambie mu invité ma dem ma joué ak moom ci anniversaire boobu joué ak moom fête de la musique Baaba Maal nag yàlla boole ma bàyyatuma fu mu amee lu am solo parce que loolu 93 la 94 95 bi ma ñëwee Dakar jóge Gambie nekk Dakar ànd naa ak moom Bamako 2 fois ànd nañ Nouadhibou ànd nañ Paris tournée ci biir France xam nga ni kooku
am na fu ma la teg te mu nekk koo xam ne kii tam ba léegi nii vraiment ku ma jox cër la daal fu ñu daje rek daf may wan ni daal vraiment nit nga koo xam ne bàyyi naa la xel kon Baaba Maal tamit vraiment am na fu ñu jaar daal. quant à Thione moom tamit suma grand la boo xam ni maa ngi rafetlu bu baax su ma xamee ak moom quoi parce que nit la koo xam ni ñi ngi xamante woon entre 96 et ma jóge benn tànn béer ñëw Sahel ànd ak sama benn rakk bu ñu wax ma maane Missa Pathé boobu demagul ak Assane Ndiaye boobu ñu nga fa ñun ma tey dañ bëgg nga bëf ak ñun temps yooyu la Thione jénnee benn cassette traditionnel te way si béy ak lu muy ratu man leen da ngeen koy wax grand bi ñu wax ko grand bi ñu ñëwaat ni ma grand bi nee na boo déggee béy ak lu ma ratu rek nga ñëw ma ni d'accord man dama programme laa jóge woon rek jaar fa kon maa ngi woon ak sama instrument mais ñu joué morceau bi jeex pliant yëpp yuuxu nañ ko biisaat morceau bi ñu biisaat ko grand bi kontaan lool yàggul dara si moment boobu muy def jàppason dernier jàppason bu mu def ak Ambroise Gomis si Bintu Sayel mu invité ma demaat boobu morceau tali bi laa joué boobu d'ailleurs mi ngi ci cassette yi sax mi ngi ci vidéo yi mi ngi ci cassette yi parce que jàppason boobu da ko enregistré yàggul dara ma dégg parce que loolu après man def si laa doon def ay voyages yi ma doon ànd Baaba Maal si moment yi ma lay wax nii si entre 97 jàpp 97 laa doon ànd Baaba Maal di tukki yenn tukki yàggul dara ma dégg ni Thione jël na tamakat te ku ne xam na ku xamoon Thione xam nga ni avant loolu Thione yàgg na joué yàgg jël na album te mosul jël tamakat mosul am tama musique gu Thione kon mën naa wax ni li tax mu jël tama musique am tama grâce à Jamil Thiam maa fa dugal ambition ba ñoom ñu am bëgg-bëggu dugal seen musique tama. kii xam ni c'est un fidèle ambassadeur de la musique sénégalaise à travers le monde parce que tey am na lu may indi ci biir tubaab yi moo di tama moo di sabar te yaakaar naa ni tama ak sabar kenn moom ko dul sénégalais mu nekk lu am solo nekk tam loo xam ne tey lu ñu rafetlu tey au niveau de Diaspora 24 kon nag du ñu def rek lu dul dem suivre beneen élément mooy clip bi xam ni tam Assane def na ko Jamil def na ko mu nekk lu am solo. My Bible
Medina Baay mooy maamam ñaanal naa la barke sama benn baro jàng naa alxuraan dégg daaru ñaanal naa la baay yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin Fatuma lay maamam yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin barke sama benn baro yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin dégg daaro yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin sama benn baro yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin sama yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin yàlla yàlla nangu ñaan baay amiin. kon nag Assane waaw loo ñuy wax ci clip bi ñuy seetaan léegi. waaw clip boobu ci sama dernier album bi la nekk mooy ma def 2010 mooy ma bàyyi boobu sama papa laa ko way xam nga comme ni ma la sànq rek xam nga ñun même bu ñu jëndwul album ñu ngi liggéey xam nga ñun suñu boo demee tey xam nga damay jox exemple toujours si benn kii boo xam ne benn nit boo xam ne boobu rek doy na toujours moom laay wax muy sama papa Doudou Ndiaye Rose xam nga macha allah yàlla na fi gën a yàgg def na partout dans le monde ci moment boo xam ne bii xëy na dina niw nga gis yenn artistes yi sax dem ci plateau yooyu te du def naan day jënd ay cassette mais lan lay def liggéey ay bac yu nice ay rythme yu nice comme tambour major c'est pas que comme ñun des fois day nice rek nga jégg am say fans wala gars yi bu ñu miinee dégg ci yow loo xam ni comme enregistrement la benn taas wala benn way nga def ko mais loolu jotuwul dara ak ñun suñu carrière waaw parce que moment bi ma koy def moment boobu man dama ko defoon rek mais après il faut gars yi dama léegi foog nga continuer di ko def te jënd woon naa album mais tarul boobu maa ngi Gambie mais macha allah alhamdulilah may profité di nuyu sama mbokk Gambien yi bu baax a baax fu ñu mën a nekk ci biir Europe ci biir Afrique Diaspora 24 bi yëpp parce que ñoom ginnaaw yàlla yonent bi tamit lépp ñoom la muy sama mbokk Gambien yi. kon nag mu nekk lu am solo di nuyu rek suñu père Doudou Ndiaye Rose au passage di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi parce que aussi c'est un digne représentant de la culture traditionnelle sénégalaise kon nag tey jii su ma la waxee tey jii lan ngay wax waa Sénégal lan ngay wax tey xale yi xam ne dugg nañ ci mbirum tama soppi ko indi ci ay coppite parce que y a ce tama traditionnel boo xam ne fu mu tëggoon gars yi xam ne tama bi tëgg na mais tey lan koy wax xale yooyu ak nan nga gisee tey mooy xale yi soog a dugg ci tama. xam naa du ma ko yemale si ñoom rek dama koy généraliser rek comme jeune talent yëpp que muy tëgg muy fecc muy way léegi booy xool benn jafe wu si xam nga lu jafe créer parce que booy fecc ñëpp mën a fecc ñiy tëgg daanaka ñëpp mën a tëgg ñiy way boo dégloo ñu si bari mën nañu way mais xëy na lu ñu mënul mooy créer parce que booy xool jamono day dox daal jamono ji moo toll foo xam ne tey parce que jamono ay années 80 dara barewul yow boo bëggee dara di nga gëstu di nga tarbiwu te loo nekkul taalibeem pour nga nekk sëriñam day jafe moo tax booy tey amuñu sens moo tax nga gis tey nit day siiw même pas 1 an dootoo ko déggati nga gis ku siiw même pas 1 an et demi dootoo ko déggati parce que amul base parce que benn way kese mënu laa yóbbu pour toujours wala ñaari way bu njëkk ko mu jénn album fekk boobu mi ngi denc lu mat 20 yoo xam ne liggéey na ko pare génne ko ay yoon maîtriser na ko te am na fu mu jaar fu dëgër artistes yu jiitu yëpp loolu la woon mais tey ak technologie bi am ak affaire yi am moo tax affaire bi day metti si ñoom donc man li may digal ci côté ñi nga xam dañuy tëgg tama nag ñoom lay gën a waxal tama ndeer du pour solo ndeer pour accompagnement la te des fois damay déglu cassette wala ma déglu may seetaan benn affaire tama bi du la jox sonwu tama dafa am sonwu soliste dafa am parce que si musique
mi ngi mel ne comme ñuy tëgg sabar ñi nga xam li may wax mbëng-mbëng ndeer mënul toog cóol ne fa gorong yéegal ne fa nga jël mbëng-mbëng naan da ngay jiite di solo loolu mënul nekk kon ndeer tama ndeer accompagnement pour accompagnement la du pour solo du pour solo parce que moo tax son tama yu bari man su ma ko déggee si musique yenn saa yi damay daf may xaw a jaaxal daal te xam naa ñu mel ne man tamit loolu dina leen jaaxal parce que son tama dafa am son tama si musique dafa am kon donc man maa ngi xale yi ñi nga xam ne dañuy tëgg si musique bi surtout ñu jéem a wut au moins ñu wut ndeer bàll mais ndeer moom son vraiment du son pour accompagnement ndeer pour accompagnement la rek pour mbalax la rek waaw. mu nekk lu am solo yaakaar naa ne professionnel bi mooy wax tey li nga wax ci art bi rek dafa dem ba ci fànn art yu bari ndax tey société avec technologie bu bees bi gars yi jàngatuñu ndax ku nekk bëgg na jëkk génne ab kasetam souvent avec benn single xam ne sax du cassette xam ne tey su ma neexoon tey def 10 single par jour ab single nga bëgg nekk star bu njëkk ba nañ koy jàng dem na sax ba métier mi ñu nekk mooy théâtre bi mais ku xool tey Sénégal xam nga ne théâtre amatu fa xëy na am na taxawaay boo xam ne je m'excuse mais c'est tout sauf du théâtre ndax théâtre nit ki di ko seetaan di jooy amatul ree nag day tàbbi géej théâtre peut-être damay profiter rek ci biir lu ko taxoon jóg dëgg c'était pour sensibiliser pour éduquer pour enseigner pour jàngal nit ñi dëgg waaw te tam musique loolu la woon waaye musique loolu la woon dëgg mais tey musique wax naa ko ci benn pièce bu ma defoon def ci dugg ci benn séquence mais musique amatul ndax musique boo xam ne xoolal fëleeg jàppal fëleeg yëngalal fii ak tës gin façon yooyu du musique non kon il est temps aujourd'hui nit ñi dem jàngi musique am seen sëriñ ci musique comme ni mu ko waxee ci mbirum tama tey man jàng naa lu bari ci tama dama defoon ne tama rek la foo ko doole noonu la mais comme dafa am solfège ni ko toog di jàngale tu vois lépp dafa am solfège am ay notam soo ko bëggee soppi rek nekkatul loola déedéet kon nag ba léegi dégg ngeen professeur bi tey ñi suñu entretien bi am solo lool parce que en fait comme nii rek lañ ko fas yéene di defee moo di tey bépp artiste boo xam ne yaa ngi biir Europe nekk fi ñu jéem laa topp xool sa liggéey xool sa taxawaay fàttaliku la nit ñi xam ne tey am na loo defaloon Sénégal ñu delloo la njukkal Diaspora 24 loolu rek koo tax a jóg kon nag ba léegi ñu ngi ci émission bi kon nag du ma bàyyi rek xanaa bàyyi la nga tàggatoo sa fans yi ak loola di wax ndax yaa ngi ñëw ndax ñi xaar la ñoom ndax yaa ngi génne lu bees. waaw Yamar di am mbégte bu baax nag ci yow si sa teewaay fii ndax Diaspora 24 ñu bëri dañ may woo di ma wax ne ñu télé boo xam dañ ko bëgg ñu ngi koy seetaan donc loolu nekk loo xam lu am solo la parce que ñu bëri dañ doon jënd ay carte pour yeneen i télévision te xëy na sax li ñuy seetaan du leen intéressé kon donc bu ñu demee tey ba gis télévision boo xam ne c'est nous Diaspora 24 def naa loolu ñëpp dañ ciy kontaan di ñaan tamit liggéey bi gën a yaatu may nuyu sama mbokk yëpp dina xamal ni Jamil Thiam moom vraiment timbre majeur la si biir Europe bi yëpp macha allah dem naa fi yu bëri te dañ may woo tamit may dem si yeneen dëkk yu bëri di fa jouer ji si ay programme di wax ni que samay xarit di nuyu sama jigéen nee na Aïssatou Gaye ma nga xam ne moom si moom laa nekk fii Mataro depuis daaw année passée di nuyu sama jigéen tamit maam nga xam ne ku baax la moom tamit maam Samb di nuyu tamit waa Saragossa yëpp ñoom Dado ñoom Mam Bintu Ndoy ñoom Bintu Ba ñoom ñëpp di si yéene wàlla ñëpp ñoom Aïda Ndiaye ñoom Marème Cissé ñoom Loti di nuyu waa Suède ñoom Fat Ndiaye di nuyu tamit waa Norvège parce que ñi ngi seetaan Diaspora 24 ñoom tamit ñoom Adama ak Awa ñoom Yamari Sarr sama xarit waa Allemagne ñoom Seet di nuyu tamit bu baax waa France waaw ñoom tamit barke Demba Ndiaye laa fa jógee dañuy seetaan bu baax waa Diaspora 24 waaw Jamil Thiam daal mi ngi fii bëgg naa tamit képp koo xam ne soxla nga ma nga nekk ci biir Espagne sama téléphone yomb na waaw 632 la wala ma wax leen ko ci espagnol 632 56 31 81 yéen ñu dégg français 632
56 31 81. You, my friend English, my number telephone 632 56 3181. I miss you. You too miss me. ok loolu defe naa direction bi dañ la ko may parce que aussi ki la ku toll ni yow ñëw franchement bañ ko invité daf ne Yamar lépp lu ma jàpp naa ko bàyyi parce que en fait Diaspora 24 suñu télé la comme ni nga ko waxee rek Diaspora 24 li rek ko tax a jóg ndax c'est une télévision comme je dis c'est une télévision boo xam ne c'est pour les immigrés. duñ fi wax loolu programme immigré. parce que tey mënoo tollu Sénégal ce que je dis souvent. nekk ca télé ya Sénégal bëgg di traiter problème moodu yi day jafe. day jafe te Diaspora 24 dañoo nekk ak yéen. di dund ak yéen di dugg seen i kër di dugg seen i waañ di waxtaan ak yéen di toj problème yi teg ko ci taabal yi ñëpp waxtaan ci. Yamar ma dolli la si loolu sax parce que gis nga nit loo dundul man 91 ba 2000 dama doon ñëw Europe mais 2000 bi ma ñëwee ba toog fii gis naa loo xam ne daaw ma ko gis dund naa loo xam ne daaw ma ko dund. parce que artiste bu dee da nga ñëw fii wala commerçant wala politicien nga ñëw dal hôtel wala fi nga dal dañ lay jox ndékki añ reer kooku mënul xam Europe parce que ñoom li ñuy gis nii rek loolu bokkut ak li nit kiy dund fii li fi réalité yi foog nga dund ko lu ñu naan nit ki lu mu dundul mënu ko nettali mooy li wér sukuraat kenn du ko nettali te pour nga nettali problème Europe wala problème moo di foog nga dund ko ñoom ñi ko dund nag ñoo ko mën a nettali mais yow doo dem fa la ñëw indi sa caméra filmer jege Sénégal dem rek ni Sénégal ni moo di lii loolu day jafe waaw loolu day jafe mais problème yi ñi koy dund rek ñoo ko mën a nettali mu nekk lu wér kon donc problème boobu ñu ngi ñaan rek ñiy wax ci affaire Modou yi daal nañuy bàyyi Modou yi di waxal seen bopp li ñu sentir parce que ñoom ñoo koy dund. Diaspora 24 ci tànk yooyu la nekk moo di fas yéene rek ànd ak ñëpp accompagner ñëpp di def liggéey bu am solo yaakaar naa ni ñëppoon see jàpp tam ci télé bi muy autorité muy kilifa yi muy ñëpp ñu xam ne rek tey war nañoo mën a jàppale Diaspora 24 ndax seen télévision la donc du ñu def rek du dul gërëm la sant la kon nag suñu mbokk yi di ñu seetaan yaakaar naa ni tey vous êtes beaucoup satisfait ndax tey ñi am ku mel ni Jamil Thiam ngeen xamoon ko xamaat ko gis ko dégg ko mu nekk baat yoo xam ni yu am solo wax na ko fi jëmale ko ci wàllu culture sénégalaise comme c'est un ambassadeur. kon nag monsieur Thiam maa ngi lay sant ci turu télévision Diaspora yëpp vraiment je vous dis merci beaucoup pour l'invitation. jërëjëf kontaan naa jërëjëf Yamar. merci beaucoup bég naa jërëjëf merci beaucoup.